salaamaaleykum mbokk yi ni baaxoo di seetaan fii ci Senucom TV nee naa leen Senucom TV tey dafa def déplacement daal di génn ñu ngi fi promenade Thiessoise nekk ci Agora bi ñu seet si woon femmes yi nga xam ne ñoo mobilisé wu ma daal di nuyu sama présidente bi nga xam ne présidente Refabek xaa mu présenté wu soxna si tur bi naka la. waaw man maa ngi tudd Fatim Sow Fall nekk présidente Refabek réseau des femmes agriculture biologique et commerce équitable. waa ñu gis forte mobilisation bi nekk si sunu ginnaaw la ana lan mooy waral bés bi. waa jërëjëf bés bi moom mi ngi ko waral ñun dañoo lëkkaloo woon ak kuréel gu ñuy wax Isofaraay ca Casamance ñu seet si woon ñu mat na ñaari at si kanam defanteeg ñun ak partenariat bi ñu ñëwee indaale jigéen ñi nekk ci biir Casamance ànd ak ñun ñu takkante ndey dikkee yóbbu kenn ku nekk këram fanaan ak moom mu expliqué ñu li dëgg-dëgg li nekk ci biir Casamance loo xam ne ñun doon nañ ko dund di ko métti lu mais xamuñu woon ne agsi na foofu loolu moo waral ñu jóg tey ànd ak ñoom di yëngatu ba defal leen journée bii tey. ñu gis ba tey ci seen li nga xam ne mooy seeni flyers ñu gis ci la paix en Casamance ñëpp di dox ci jàmm jooju ana lan mooy seen jéego ci loolu ñaareel bi mooy dañoo yéex a ñëw moo tax c'est fekk ñu fi autorité yi ana lan moo waral loolu. waaw xaw ngeen yeex waaye nag ba tey yeexu leen ndax seen taxawaay rafet na ndax ministre bi yónnee woon na fi chef de cabinet ak chef de protocole bi ñoom ñëpp ñëwoon nañu léegi la ñu delluwaat nekk ci yeneen liggéey looloo tax jëlu leen waaye il lay defar bés bi tey mooy dañoo dem ba xool daanañ ci def ay jéego di ñaan di def yëpp waaye tey dañoo sóobu ndax dañ ni jigéen yàlla teral na ko mooy yaay mooy sœur mooy bàjjen mooy jabar ñu ne yàlla may na ko loo xam ni mayu ko kenn te mën naa am bu ñaanee jigéen ñi ci Sénégal yëpp kenn ku nekk ñu dem ci région yëpp ñu ñaan yàlla mën nañoo nangul suñu ñaan def jàmm ci biir Casamance looloo tax tey ñun ñii ci waa région de Thiès ñu soobu ci tey pour def ci ñaan ci jàmm. waaw kay mbokk yi gis ngeen ko noonu délégation boobu suñu gannaaw mbooloo mi yëpp nekk fii fépp fi région fii ci Sénégal ñëpp daje nañu fii macha allah ñëpp a ngi fii yal na yàlla def jàmm soxna si la ngay tàggatoo. waaw xanaa yéen di leen gërëm di leen sant ndax yéen a ngi tas xabaar yi macha allah ku dugg ci biir internet bi dina gis lu bari ci seen liggéey mu rafet lool ñu ngi ciy kontaan di ñaan yàlla daal suñu journée bii ngeen ñëw bokk kook ñun yàlla nañ ci am ndam ndax dugal nañ ci ay solidarité yoo xam ne ndax xam nañ suñu jigéen ña nekk ci àll ba am nañu yu ñu soxla yére manqué na fa ndab manqué na fa dund manqué na fa yëpp manqué na fa ba tax na seen présidente ñëw na jóge fii muy Fatou Gueye jóge ba Ziguinchor jël avion ñëw bokk ak ñun bés bi kon ñu ngi ñaan bés bi yal nañ ci yàlla defal ndam defal ko bépp jullit bi ci yëngatu. ki nga xam ne mooy première dame muy Marème Faye Sall ana lan ngeen koy wax ndax moom mu ngi fi. waaw Marème Faye Sall su ma Mariama Sarr yónnee mel na ni Marème Faye Sall teew na ndax nee naan dànk ñi mu yónni woon ñun ñoom la ñuy jàppale ndax président bu ñëw jaxaw nga ci ñaan jàmm Macky Sall mi ngi ciy dox tànk yu dëgër kon ku ciy dox moom ngay jàppale kon Marième Faye Sall ñun jigéen ñi Thiès yi di ci dox tey di ci wax ci ginnaawam la ñu nekk di ko ci jàppale di ñaan yàlla lii ñuy dox bokk koog moom yàlla nañ ci yàlla boole defal ndam. waaw kañ programme baa ngi noonu pareeguñu nañ leen dugg ci biir xool bu baax a baax li fi xew yàlla nañu yàlla defal jàmm defal leen ko jërë ngeen jëf. waaw kañ gis ngeen ko noonu nee naa leen ba tey loolu nga xam ne mooy musique yooyu nekk ci sunu gannaaw waaye femmes yi mobilisé wu nekk ci sunu gannaaw ma taxaw nag ak coordonnatrice bi nga xam ne moom moo nekk fii région bu Thiès ñu waxtaan ak moom laaj ko moom mooy kan mu présenté wu salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam man maa ngi tudd madame Gningue Moussa Ndour nekk coordonnatrice su comité régional de solidarité pour la recherche de la paix en Casamance maanaam kuréel gi nga xam ne moom bu jigéenu diwaan bi tey saytu mbirum jàmm ca Casamance. waaw jàmm jooju nga xam ne yàgg nañ koo wax ñu xool ni yéen lii depuis 2013 yéen a ngi ciy dox jàmm jooju ana naka ngeen ko fas yéene doxalee. jàmm jooju defe naa ñi ciy yëngu sax bari na mais ñi ciy yëngu lu ñu bare ñi ko bëgg ñoo ëpp donc ñun boo gisee ñu ciy dugg dañu xam ne Casamance benn région la ci biir Sénégal di benn bopp kenn mënu koo xar ñaar ñu yaakaar ne lu metti foofa rek metti fii te kenn muccul Casamance ku fa amul mbokk rek am nga fa xarit te fa naa ne sax ñëpp fa am soxla misaal bi ma lay jox rek yàlla bu mu amati waaye keroog bateau Joola daanoo defe naa Sénégal amul koñ bu dëjul kon jafe-jafe Casamance jafe-jafe Sénégal yëpp la ñun suñu loxo ak waa Casamance depuis 2013 dañ fay dem di jaxasoo ak ñoom di lëkkaloo ak ñoom di def ay jumelage di def ay partenariat di fa dem di échanger ay expérience di fa dem di fa def ay acte de solidarité pour ñu xam ne ñun jigéen ñi Thiès ñu ngi ci seen wet yëg nañ ne conflit bi
conflit sénégalais la dafa basé wu Casamance rek comme ni mu mën a nekk beneen région kon ñun ñëpp ñoo moom conflit bi jafe-jafe bi ñun ñëpp ñoo koy dund surtout jigéen ñi ba tax na ñu ngi ñaan yàlla jàmm dellu si ndax ñu mën a amaat Casamance bi nga xam ne moom lañ doon woowee grenier du Sénégal ndax ñu mën a jot sécurité alimentaire ci réew mi. wante yëf yi mbaa du yem ci wax rek ndax gis nañu ndaje yu bëri day daal di nax saay. waaw xëy na mën naa bañ a yem ci wax rek waaye dañ ne nañ ko def boo gis ci nañ ko waxtaane lay njëkkee te lii nee naa la du sunu jéego yu njëkk Casamance ñu ngi fay bëgg a miin jóge nañu Thiès di fa def ay forum di waxtaan ak nit ña jóge nañu Thiès yóbbu su fa sunu ay ndimbal après ay conflit ñu doon ay personnes déplacées ak sinistrées ñu yóbbu leen sunu ay ndimbal jóge nañu Thiès yóbbu fa ay échange d'expérience yóbbu leen ay formation jëlee nañ leen foofu indi leen fii ñu séjourné ci suñu biir donc ñu ngi dox suñu wàll waaye tey nag li ci raw dañ ko boole ak ay interpellation ndax dañu interpellé état interpellé MFDC daal di nag sasoo ñun waa Thiès ana lan la ñu fas yéene def ci biir mbir mii néew ñu dañoo yor ay pexe xeebuñu la fa nit ñay def waaye dañoo indi suñu contribution rek suñu wareef la ñuy def maanaam bu amee fuy métti rek kenn ku nekk dox ci wàllam loolu moo ñu tax a jóg tey. ana yéen sas ngeen ni sas première dame parce que moom day yëngu ci lu mel nii. ah du première dame mais état carrément état dañu koy ñaan les négociations ñi nga xamante ne mooy wutub jaamu bi mu inclusif bu mu bàyyeeti kenn na woo ñëpp ñi nga xam ne yaakaar nañ ne mën nañoo dox dara ci jàmm ji ñu boole leen ci muy ndaw ñi muy jigéen ñi ndax ñoo am seen ay besoins spécifiques problème spécifique ñu boole ci réew yi nga xam ne dañoo dend ak ñun ñuy Gambie ak Guinée Bissau su ko defee yàlla mën na ci def saafara ñuy ñaan tam négociation yooyu bu mu nekkati tey ñu toog ab diir soog a jógaat waaye buñ ko nasatee rek nañ ko topp ba mu aboutir ñu ñaan nguur gi mu fexe ba désenclaver Casamance ndax xëy na ni mu ruqee moo tax léeg-léeg ñu toog ba yaakaar ne xëy na dañoo bokkatul Sénégal waaye lépp lu ko mën a désenclaver muy ay projet structurant ñu ngi ñaan état mu favoriser Casamance ndax ñu gën a gis seen bopp ñuy ñaan réew mi ba tey ñi nga xam ne ñoom ñoo meroon di ay way fipp nekk ci biir àll bi bu ci amee ñoo xamante ni wala boog ñu naxante ak ñoom ba ñu dellu si nañu favoriser seen insertion socio-économique ndax ñu mën a toogaat ci seen biir ay nawle donc loolu nekk na ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy ñaan état bien que nag nangu nañu li mu def ndax ay effort yu bari état def na ko ba wax dëgg yàlla gisoon nañu accalmie bu ñu musul gis waaye nag accalmie lu mu neex-neex jaamu ju sax dàkk moo ko gën. la paix en Casamance yal na yàlla def jàmm foofu ndax Casamance bu amee jàmm rek Sénégal gépp am jàmm kon yal na yàlla def foofu jàmm soxna si à tout à l'heure xam naa ñu ngi dugg léegi ci biir gën a yaatal incha allahu rabbi. waa kër DG Pape Siré Dia ndeysaan maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom ñoo soog a agsi noonu Mala Ndeye Daba ak jigéen ñi mu àndal vraiment ñu koy remercier ñoom mosu ñoom ñëpp vraiment merci beaucoup. yàlla na fi yàlla def jubóo yàlla na fi yàlla def dëppoo ndax ñun jàmm rek moo ñu jig Sénégal moom jàmm rek ñu jig ndax ku gis réew yi suñu wëruñu ak kuy seetaante la di nga xam ne jàmm rek moo jar a ñaan dañuy wax ne nag valeur jàmm ñu ko am mooy ñi nekk ci musiba. tey boo demoon ba Yaman dem Syrie dem Irak dem Palestine ñooñu tey boo leen laajoon ñu ñàkk lépp te am jàmm moo leen gënal kon valeur jàmm ñi ko am xam ko mooy ñiy dund fitna kon nag yàlla moo ñu njëkkoon a éviter na ni ngeen moytu musiba na ngeen moytu luy jur lu dul jàmm ndax jàmm moom sàmba mën na koo taal mu lakk Ablaay laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasatan la yàlla wax kon nag ñu ngi ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def naataange nag mu ngi njëkkee ci xol bu set xol bu ubbiku kon yàlla nañ yàlla defal naataakay xol doog a def naataange tabaarakallaahu jëm ci ab defar
ndax bari na ku naan damay defar réew mi te war naa defar boppam la njëkk ndax kii setalu koñ day fekk xolam set kii defar dëkk day fekk moom mu defar kon yàlla nañ yàlla defaral suñuy jëmm ñuy doog a jugit ngir dem lu defal réew mi yàlla mën na ko te moo ko daan defal ñi ñu jiitu moo ko defal réew yépp yàlla nañ ko yàlla defal ñu def fatiha def benn pere salaatal fatiha ñaan tabarakallah ñu ngi nuyu monsieur le préfet dañoo xaw a kii rek ndax wa min siddati zuhuril xafaaw xef dafa jege nit moo tax ñu ngi jéggalu ndax kilifa nga ci dëkk bi kon ñu ngi jéggalu fatt gi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la wàcce sa wàccuwaay ndax tabarakallah yàlla moo la ko jox kon ku ne li ko yàlla jox na nga ko suuxatalal kon ñu ngi lay jéggalu bu baax ci loolu ñu ñëw nag ci ndigalu imam As Baro Njigéen moo ñu fi yebal kon ngeen xam ne kàddoom lañ fi waxee bu juumee ñu xam ne kii waxa ne toll bu baaxee ñu xam ne ci ndigal la kon ñu def fatiha ak benn per salaatul fatiha asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak sant préfet ñu ngi lay nuyu honorable député Abdou Mbow di sama rakk di sama xarit maa ngi lay nuyu sëñ Muniru ñu ngi lay nuyu di sàkku ci yéen ngeen jotti lu ñu suñu nuyoo ak suñu ziar kilifa yu tedd yi nekk fële ci kër Mama Ladi di jaarale it ci yéen it nuyoo bu ñu bëgg jotale kilifa diine yi nekk ci Thiès yi di nuyu suñu waajur yi fi toog suñu mag ñi fi nekk suñu moroom yi suñu rakk yi ak suñu jarbaat yi suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jógee ba Casamance ñu ngi leen di wax kuppaaloom ji safu saf ñenn ña ngi leen di wax mbaadi mandinkoon mbaal kontona seen kal yi nag dañoo bari ci dëkk bi ñoom nee nañu leen o fogole me xesim naa noonu kon nuyu nañu ñëpp di leen wax dal leen jàmm ci Thiès dal leen jàmm bi sawar nañ ci ndax loolu noonu la Thiès jikkoo mooy bu amee gan dalal ko jàmm sawar nañ ci ndax comité bi nga xam ne dafa daj région de Thiès te solidarité tax koo jóg ngir ñu suuxat jàmm ci Casamance wooteem ay nit wuy si ci war na tax ñu sawar wax dalal ñooñu jàmm bari na ñoo xam ne teg nañ leen bët ci jataay bi moo xam ñu jóge ci conseil départemental bi moo xam ñu jóge ci ñetti communes yi nekk ci biir Thiès moo xam ñu jóge ci yeneeni commune moo xam suñu mbokk tey taskatu xabaar yi fi nekk ñoom ñëpp vraiment Samba Ndiaye waxoon na ko ñi ngi leen di nuyu ba mu mat jàmm nag lu jara sàkku la am na ku ko wax wér gu yaram bala ngaa xam njariñam dangaa feebar ba tax na tey bu ngeen xoolee conflit bi ni mu yàggee maanaam at yi mu def moo dajeeg at yi yonent yàlla Insa def ci kaw suuf moo tolloog at yi soxna Jaara def ci kaw suuf kon xam nga yàgg na boo xoolee diir boobu ba léegi ay nit di ci loru ay nit di ci am ay gàllankoor di ci am ay jafe-jafe ci diggante boobu la Casamance qui était le grenier réel du Sénégal est devenu un désert potentiel nga xam ne li fa nekkoon ci xeetu gàncax nekkoon fa ci xeetu meññeef
bu nga xam ne mënoon na yaatu ba askan wi yépp di ci man di jariñu ñu dem tey jii ba lu bari yàqu ndax li jàmm ji amul lu mat a bàyyi xel yenn saa yi nag nga nekk ci diggante boo xam ne day mel ni dañ ne dafa dal te taxul jàmm am ñun nag sàkkuwuñu mu dal dañu bëgg jàmm am te yéen jigéen ñi woote jataay bi loolu leen tax a jóg ñu di leen xamal ni ñun ànd nañu ak yéen ci loolu fas yéene doxandoo su laajoon ñu ni nit ñi dañuy déparé Thiès dox jëm Casamance def état bi ñu war a def ñun danañ ci bokk incha allah waaye bu fekkee ne exemple bi ngeen jël dëkk yi dox ci sunu diggante Casamance kenn ku ne jël na ko du jar kenn di jóge sa dëkk di yegg ba Casamance ndax day mel ne chaîne lay doon ñu koy joxante bu waa Thiès aaye ñu tëb waa Fatick aay jël waa Kaolack jël ba ba ñu yegg bu ko defee ñu yëg ne Sénégal benn Sénégal maanaam loo laal ci nit laal nga nit ki ajuwul ñuy wax bopp bi lañ laal loo laal ci nit rek sañ nañoo wax ni laal nga nit ki kon su amee luy metti ci sud bi di metti ci gox bi nga xam ne moo am turu Casamance dañuy xam ne ci Sénégal la metti nit nekk na fii te xamul loolu ban jeexital la am ci dundam moom alors que mi ngi am lu bari lu mu koy yàqal te moom xamu ko ndax tey jii ñi ngi am waxtaan yi ñuy def ci wàllu autosuffisance alimentaire ci wàllu ceeb Casamance situation boo fa nekk su fa nekkul woon romb nañ ko teg kon loolu dinañ wax leneen lu dul loolu ndax suuf ya am na fa suuf yu nangu ci wàllu ceeb ndox ma am na fa xam-xamu defar ko am na fa expérience ba am na fa waaye ñàkk bu ñu ñàkk jàmm moo waral loolu dama ma sa feebar nekk ci hôpital ci Paris Serigne Alaaji Bara yàlla na yàlla yokk leeral woo ma benn àllarba ni tey ci wàllu 18 ne ma na nga def ma ni ko maa ngi tane mu ne ma bàyyi tane bi te wér loolu la ñu yéene Casamance dañu bëgg Casamance bàyyi tane bi te wér ndax bu fekkee ne moom moo féete suuf Sénégal man nañu jàppale mooy tànku Sénégal te nit bu bëggee dox wala mu waaxu wala mu daw na fekk tànk yi am kàttanu defal ko loolu kon ñun ñëpp a am intérêt suñu bëggee jot ci li ñuy yóotu que Casamance am jàmm Majmout Diop mi ma yar ci wàllu politique dafa mas a bind benn éditorial yàgg na booba conflit bi day doog a door muy wax Casamance ulliwoo maanaam Casamance yeewu leen di wax Casamance jigito Casamance jóg leen mais dafa ni vive la Casamance libre dans un Sénégal uni vive le Sénégal libre dans une Afrique unie ndax ba ñu tasee Afrique jamono yi ñuy jox indépendance la suñu dëkk yépp am jafe-jafe kenn mënu cee demal sa bopp ba tax na regroupement bu nekk ñi ngi koy jéem a créer ngir doxal suñu dëkk yi ndax gis nañ ni kenn mënut a demal sa bopp waa kon bu ñu nekkee ci biir benn dëkk bu mënut a demal boppam suñ ko tasee duñ dem kon Majmout ne attention homme boobu mi ngi wax ak le Casamance mu ne au-delà du régionalisme le tribalisme guette et au-delà du tribalisme le clanisme veille et il balise tous les chemins centrifuges de la diaspora dafa diine yépp a santaane boolo diine yépp ñoo ànd santaane doon benn jafe-jafe nag am na cosaan c'est vrai daana am sunu ay mbokk yu jóge ci li ñuy tuddee nord ci Sénégal ñu dem foofu ñi ñu tànn leen xëy na ñu am yenn saa yi poste bu mel ne bii sama mbokk bi ma dendal di préfet yor wala koo xam ne nekk na gouverneur wala leneen yenn saa yi da ci daan am nag ñoo xam ne dañ daan saax-saaxee suufu jàmbur yi
dafa am ñoo xam ne daan abuser de leur pouvoir dafa am ñoo xam ne ñoo daan fekk ay nit xëy na yoruñu de mais seen dignité la ñu yor Baabolo Novel day nettali ne jamono yi nga xam ne tubaab yi ñi ngi ñëw bëgg a noot joolaa yi nee na joolaa yi ni ñu doon opposé wu ak ñoom nee na du woon jël ngànnaay nee na du woon rayaate du woon dóoraate mais mooy loo leen sant te du yoon ñu lànk waaw mais peuple bu mel noonu kenn mënu ko noot ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci Sénégal dem ko ci turu Sénégal ak ndomba tànku Sénégal moo xam ay politiciens lañu woon moo xam ci administration bi lañ nekkoon te fekkoon ñu am yenn ndomba tànk yi ñu ci bëri bokk nañu ci li créer les conditions de ces conflits là parce que dañu joxul population yi lañu moom fekk nañ leen ci lu ñu moom ñu jëm ko fokkati def ci loo xamante ni du noonu parfois aussi pour réprimer ay fautes réelles les gens aussi ont ajouté des abus à ces fautes ba nga xam ne loolu sur ay génération dafay dem ba mu yàgg mu doon lu jafe kon li ñu ci mën a dimbale mooy waxante dëgg li ñu ci mën a dimbale mooy waxtaan ak képp koo xam ne dañ la dénk cër pour que nga respecté doomu aadama yi que ñu delluwaat ci loolu nga xamante ni mooy article 3 wu suñu constitution fu ma toll dama koy rappeler suñu constitution am na ci lu ci nekk lu régler l'essentiel de nos problèmes ba la taxoon Abdou Diouf président Abdou Diouf defoon la régionalisation nga xam ne c'était pour donner le pouvoir au peuple foofu en Casamance ba nit ñi du ñu soxla di wut état ngir yor nañu seen dundu bopp mais ñu ngi wéeru woon ci loolu l'article 3 kii honorable député ñoom ñooy defar constitution yi di ko bind di ko proposer ñoom ñooy defar loi yi dafa ni la souveraineté appartient au peuple sañ-sañ bi askan wi moo ko moom qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants te moo koy dénkaane ou directement par référendum wala mu koy doxalal boppam ci référendum bi ñuy wax oui ou non aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté waaye amul benn pàcc ci réew mi wala benn doomu aadama ci réew mi bu mën a aaki moo sañ-sañ boobu kon boo wéeruwaatee foofu nga dellu muy ci Casamance muy ci Kajoor muy fu mu manti doon ak nu ñu ko manti tuddee ña fa nekk di askan wi ñoom moom sañ-sañ bi te ñoo koy déggaane kon kuñ ko dégg moo xam ci fal wala dérivé wu kooku mu nommé nit kooku ñu fal ak ñu dérivé nañu xam ne surga lañu surga yi ñeneen fa teg lañu kon lenn waruñu ko teg wala lenn waruñu ko def luy tax askan woowu di am soxla yi sax ne naa jóg di moom sama bopp di beddi kon war nañu waxtaan ak suñu mbokk yi nekk Casamance war nañu waxtaan ak ñi nga xam ne ay autorité lañ foofu war nañu waxtaan ak religieux yi foofu war nañu waxtaan aussi ak jeunesse bi waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci structure de développement yi comme yéen waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ci biir dëkk boobu ña nga fa di war a mën a jàngale ak di tas xabaar ba nit ñi ñu répandre une culture de paix mais une culture authentique de paix parce que loolu mooy permettre que ñëpp bokk xam ne suñu njariñ ñun ñëpp mi ngi nekk ci jàmm am ci Sénégal mi ngi nekk ci jàmm am ci Casamance jàmm am ci gox yi nekk ci biir Sénégal yëpp loolu moom mooy permettre que dal googu ñu bëgg ak wér googu ñu bëgg ñu àndandoo ba nga xam ne doomu Sénégal fu mu wërati ci biir àdduna bi dinañu gis ne kii xëy na tukki na pour doxi li mu bëgg a dox waaye dootul dawati di dugg ci ay gaal dootul dawati di def leneen loo xam ne day wane ni désespoir moo am ci biir dëkkam li daal laa amoon pour wax leen ko di leen wax ne ñu ngi ñaan yéene yi nekk derrière yi tax yi sabab jotaay bii ngeen woote Mosaan ak ñi nekk sa ginnaaw ñëpp yàlla na suñu boroom gis ko nangu ko et que à partir de tey jii nit ñi sentir ne tey jii xëy na ni conflit ba la nekk mi ngi jëm ci yoonu jeex suñu mbokk mii nga xamante ni moo jóge Casamance ñu ngi koy xamal ni ko waa Thiès day ànd koog jigéen ñi ànd koog ñi am ngëm-ngëm ci loolu yëpp ànd koog autorités yi fi nekk ñi ngi ànd ak yéen di sàkku ngir jàmm amaat ci dëkk boobu ndax bu fa jàmm amaatee dina bokk ci li yëkkati Sénégal jërëjëf. ñoo ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed wax dëgg yàlla comité d'organisation rek mu def parole rek waaye daanaka Samba Ndiaye wax na lépp xanaa tey dafa fekk ne ñi nga xam ne ñoo organisé dañoo bëgg kenn ku nekk rek jël ci cëram waaye daanaka li mu war a wax yëpp
wax nañ ko ba pare kon niñ ko waxee ñu ngi gërëm région de Thiès di gërëm ñetti département yëpp waaye nag di beral ngërëm département de Tivaouane di wax ne Abdoul Aziz Sy Al Amine def na ci ñaan def na ci dooleem ci journée bii nga xam ne tey ñu ngi ko organisé préfet département bu Tivaouane ak chef de service yi nekk Tivaouane yëpp di gërëm meeru Tivaouane ba mu di jaat si di gërëm meeru Daaru Khoudoss Magor Kane di gërëm meeru Pamba Cheikh Diop di gërëm meeru Ñaaxeen Moustapha Silla di gërëm meeru Mexe Maguette Wade te fàttewuñ tamit comité consultatif des femmes du département de Tivaouane ñu ngi dugal seen loxo lañu di gërëm mag Kiné Sy Diouf ak Ndeye Fatou Ndaw présidente femme Mboro moom tam ñu ngi koy delloo jukkal di gërëm tamit waa région de Thiès fàttewuñu suñu maire muy Talla Sylla Talla Sylla ku ci jàppale ni mu jàppee ci journée bii du premier jàppam te yàlla bu mu nekk mu jël jàppam ndaxte lu waaye organisé ci Thiès mi ngi ci teew def ci doole def ci xelam ak teewaay kon yàlla ko jàppale yàlla jàppale ci mission bi nga xam ne moom lay dox. ñi ngi gërëm aussi maire Thiès Ouest muy Aline Sow ku jàpp ci journée bi la waaye fàttewuñu suñu député Abdou Mbow ndax moom tamit ku jàpp ci journée bi la. di gërëm nag bonne volonté yi nga xam ne yépp ñoo nekk ci biir Thiès di beral njukkal nag faamu région de Thiès ndaxte kat keroog ba ñu taxawee dañuy def ay dons di collecté ay dons war koo jàppale suñu morom yi nga xam ne ñoo nekk ca Casamance yaakaar naa ne dem nañ ba jot lu raw suñu njort ndax doo yaa nga ne lee ngeen ci gis mais yàlla xam ne dañoo am problème mu xalaat lan moo war a mën a jël dons yi pour yóbbu ko Casamance kon jaa ngeen jëf jigéenu Thiès ci njàmbaar ci takku ak jàppoo gi nga xam ne jàppoo ngeen ko ba ñu daan journée bi kon bu ñu gërëmee ñëpp nag dañoo delloo ngërëm waa Isofora ndax jaamu yàlla gi ñoom ñoo ci dugal suñu ci boolewul woon kon duñ ci bokk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm comité bi di gërëm nag comité bi nga xam ne moo nekkoon comité d'organisation ku nekk xam nga ne organisation dafa metti depuis ba formation bi jeexee ba léegi réunion bu ñu woote ñu ngi ci taxaw jonn pour bëgg journée bi baax kon journée bii ñu def tey yàlla ñu yàlla may lépp lu ci liggéey yàlla fay ñu ko ndax yàlla kese nag moo tax ñu di ko def kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ngeen baal ma ak wa salaam. jébbal suñu kilifa yi fi toog di tàmbal ci monsieur le préfet teg ci monsieur le maire teg ci tamit ci fi taxawal diine ak député yi ak kilifa yi nga yeneen yi nga xam ne ñoo fi représenté service yi di nuyu itam sama moroomu jigéen ñi fi teew yëpp te jóge ci gox yi ci Thiès di leen gërëm di leen sant yàlla xam na ne sonn naa nag bu ma ko nëbb ndax waxtu wi démb maa ngi jóge Bissau di dem Ziguinchor ma xëy ñëw Thiès kon waaye nag comme li ngeen ko waxee rek jaamu yàlla mu ngi ci ndax dox jaamu moom ku koy dox doo sonn man nag lu ma bëggoon xëy na gaaral surtout ñi fi toog ñëpp rek projet bi nga xam ne moo ñu tax a jóg ndaxte ci janvier 2013 fin janvier 2013 début février 2013 kon ci la ñu jokkoon a xalaat ne ñun daal ñu ngi nekk Casamance di yëngatu waaye mbir mi la fa ne du waa Casamance rek la laal kon nag nañu woo suñu ay moroomu jigéen ñi nekk ci yeneen goxu Sénégal yi muy fukki région benn yeneen yi boolewuma ci région Casamance yi ñooñu la ñu woowoon def benn atelier
national sur la résolution 1325 bañ ko defee ñu taxawal fa benn comité boo xam ne yenn goxu Sénégal yi la ëmboon waaye ñu xool ne ci diggante 2013 ak léegi 2014 rek la jigéenu Casamance yëngaloon Sénégal yépp def benn symposium bu mag ca Dakar ci CICES waaye bañ ci jógee amul daleen lu yëngatu woon ñun nag suñu kuréel bi nga xam ne dafa bootu ci beneen kuréel bu gën a mag ñu koy wax plateforme des femmes ñun suñu kuréel tudd comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance ñu jóg dugg génn yàlla dimbali ñu am projet boo xam ne dafa wër région Sénégal yépp ak Gambie ak Guinée-Bissau ndax lan dañoo gëm ne la xew Casamance defe naa monsieur le maire wax na ko yaram Sénégal benn yaram la kon fu ñu laal rek ñëpp yëg ko kon nag la fa xew ñëpp ñoo ko bokk muy nag comité boo xam muy projet boo xam ne de mobilisation nationale wër naa nag fukki région ak ñeenti Sénégal yi fu ne taxaw naa fa def fa benn atelier régional d'élaboration de plan d'action pour l'organisation d'une journée de mobilisation de la région donc considérée pour bu Thiès fii lañ ko defee waa Thiès ne ñoom bëgg nañ def marche ak panel jàppit datu 29 avril bi bu ma xoolee diggante le 19 avril ak léegi Dakar ak Fatick def nañ seen marche le 25 avril Sédhiou Kolda Kaffrine ñoo def seen activité Sédhiou Kolda dañu marche Kaffrine def forum le 26 avril ñun ñii à Ziguinchor ñun tam ñu def suñu marche ca Ziguinchor le 28 avril démb Louga dafa def caravane Kaolack def marche le 29 tey kon Thiès a ngi nii seen toogaay bu jekk ku xool mobilisation bi xam ne benn mbii fa nekk fi ay jigéen ñi kilifa rek ñoo fi ne muy wane ne ñii ku ci nekk ñu bare nekk sa gannaaw yàgg naa toog ci ay teewaay boo xoolee di nga xam qualité leader et fii ay femmes leader rek ko fi ne loolu laa gis di leen ci gërëm di leen sant ci mobilisation bu rafet bi incha allah suba 30 avril waa Diourbel dañuy def forum waa Tambacounda dañuy def marche le 2 mai Matam man bu ma jógee fii damay dem Matam dina def marche Saint-Louis dina def marche le 3 mai Kédougou tam dafay def marche yàlla yóbbu na ma tamit Guinée-Bissau ñoom def nañ seen atelier le 28 le 27 et le 28 foofu laa nekkoon def nañ seen atelier national ñoom i tamit nee nañ le 25 mai bi ñoom it dinañu marche ci Guinée-Bissau ndax réeroo leen ñun ñoo bokk frontière ba mu fa demee réfugié suñu mbokk réfugié ñu nga fa sonn nañu te gëm naa ne don yi xalaat naa ne ñoom ñooñu sax lañ ci war a gën a xalaat ñu ngi ci frontière Guinée-Bissau ci dëkk yu mel ni ay Ngoré fu ñuy wax Cachou fu ñuy wax São Domingo mais ci dëkk yooyu la ñuy daw parce que moo gën a jege te seeni mbokki foofu la ñuy nekk ma wax leen nag projet bi jubluwuñ ci lu dul lenn pour dëgg-dëgg bu jigéen ñëpp jógee yëkkati seen kàddu jeunes yëpp yëkkati seen kàddu gëm naa ne buñ ko yëkkatee kenn dootul des ginnaaw ñëpp dinañ topp ci ñoom su ko defee ñaar ñi nga xam ne ñooy jàmmaarloo muy gouvernement ak MFDC ñu mën a toog waxtaan ci autour d'une table de négociation defe naa li maire Tall si la wax mooy li am effectivement problème foncier lan la bu baax conflit bi ndaxte réew leen mbir am na ñu yëkkati woon ca côté Néma Kajoor te foofu cimetière a fa nekkoon ñu yëkkati leen dindi fa tabax fa ay hôtel loolu ci li junj yëngu-yëngu yi ci la bokk amoon na fi moo tax ñu marchoon en 82 tudde ko marche pacifique mais ñu mujj tourné nekk vraiment répression ndax tamit wax dëgg yàlla dañoo attaqué woon symbole bi gën a mag ci dëkk bi muy drapeau Sénégal la ñu naroon a wàcce takk seen drapeau loolu indi woon répression yi boobu ba léegi ñu nekk ci àll bi loolu nag di 32 ans tey jii mën nañ fanweeri ak ñett te dëgg la akal mi am na dafa dal rek nag waaye comme ni mu ko waxee dal feebar métti bu dal ak métti bu wér dafa uute dafa dal léeg-léeg ngeen dégg ay accrochage am na fii mais ñun dañoo bëgg akal mi bi ñu wëlbati ko mu nekk jàmm bu sax ci loolu nag dañoo bëgg jigéen ñi
waa Sénégal yëpp def ko seen problème comme ni ñu koy waxee rek comme bu ñu laalee code électoral ñëpp a jóg benn article bu ñu ci laal Sénégal yëpp jóg bëgg nañ tam tey mbirum Casamance gi citoyen Sénégal yëpp jóg ci taxaw ci temm te gëm nañ ne bu loolu amee ñi nga xam ne ñooy jàmmaarloo muy nguur gi ak MFDC dinañ toog waxtaan. bëgg nañ tam loolu bés buy am ñu boole ci tam jigéen ñi ca négociation yooyu ñun nag pare nañ ci ndax ci gannaaw plateforme des femmes lañu bootu defar nañ suñu document stratégique ba ëmb ci lépp li nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñoo ci gox gaxaan bi Casamance yi wax nañ ko ne bés bu jàmm amee ñuy tabaxaat li ñu soxla yëpp ëmb nañ ko ci benn téere bu ñuy wax document stratégique leneen li nga xam ne tam bëgg nañ ko mooy négociation yi ñun résolution 1325 dafa ñoo may dara dafa ñoo may ci commencement ci digg ba sa mbaxtal ba lépp luñ ciy dox ci mbirum négociation jigéen ñi dugal ñi ci seen loxo waxuñu ñu naan ñu taxawal nañ comité da ngeen xamul nu mu demee déedéet dañu war a xam nu mu demee ci la ñu bokk ndax jigéen a gën a sonn bu ñëpp a dawee dem jigéen moom balaa muy daw gàddu jabootam te loolu gis nañ ko foofu jigéen ñee tëb ci nit ñi ndax lan dangay toog di muñ sa njaboot di la xool nga daw jéngu yéeg tëb ci miin sa tànk dagg loolu dal na ay jigéen yu bare jigéen ñi la ñuy violé jigéen ñi tamit la seen i jëkkër di dee la seen i doom di dee seen nijaay seen i càmm yi kon nag jigéen moo ci gën a sonn lu tax nag ñu ne jigéen ñi région yi war nañ cee bokk mais conflit bi xàmmeewul bu miin tey ku jóge noor dem fee miin xàmmeewul ku jóge noor ku jógul noor ku ko jog gi rek mu dal la benn militaires yi jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñooy ci àll bi mais ci goxu Sénégal yëpp la ñuy jóge kon gëm naa ne amul ci benn goxu Sénégal koo xam ne mbir mi laalu la te loolu nag comme am na ñun ñëpp ñoo war a jóg takku ba fexe ba lii nga xam ne mooy góom bi gën a rëy ci Casamance ñu fexe ba faj ko ba mu wér te incha allah loolu bu amee gëm naa ne monsieur le maire wax mooy am Casamance moom la ñu yaakaaroon grenier du Sénégal tey jii li ko delloon gannaaw lan la miin yi ñu ngi ci biir rizières yi fi ñu war a béyee ceeb bi dafa am ay yenn xam am na miin kenn bayati fa ceeb tool yi fi bare dafa am ay miin mais loolu yëpp tey bu jàmm amoon day daal di yomb a defar day yomb a régler kon nag foofu laay daaneel sama wax di gërëm waa Thiès ci seen mobilisation di leen encourager vraiment di leen ñaax wal ne na xol sedd na gëm naa ne tey jii xam ngeen ne yéen tamit benn cër ngeen ci Sénégal benn yaram muy Sénégal kon nag yëg ngeen di dal Casamance te wane ngeen ko tam ci seen taxawaay asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire Talla Sylla sama mbokku taalifkat di nuyu kuréel yi jigéen ñi fi nekk yëpp waaye di sant bu baax suñu kuréel yi ñu àndal jigéen ñi muy waa ADK Adja Ndeye Fatou Fatou suñu yeneen mbokku kuréel yi fi teew ñëpp di leen baaxee rek benn taalif moo tuddee jàmmi Casamance jàmm ci sa kër jàmm ci sa réew jàmmi Casamance suñu réew ay at ci ginnaaw naatoon na lool ba ñu tuddee ko sàkkum Sénégal la fay ñore mën a dundal Sénégal ñu jàng ci kàllaamay nasaraan boobee gox mooy la verte Casamance yaakaar tas ne xiin wu naax saay ndax woy fipp yaa nga ànd ak saay-saay rey baay ak doom tëdde seeni yaay ñee daw làqu ji ci yeneeni réew Gambie Guinée Bissau yeneeni réew fanweeri at yu teg bal yaa ngay sox kër yene wéyeen koom-koom mën a sax sàmba booye wéy di def ñaawteef ndëgg sorox ya aywa lépp di kawteef àll baa nga dox jëm ci ndànd foy-foy jigéen ña sëngéem amatuñu waay amuñu dund amuñu kiiraay tool yaak tefes ya déggatuñu cosaan jàmboñ pecc ma ànd kankuran iso faral kuréel yi jigéen ñi kasumaay seen jëf yu sell yi na ko yàlla fay diiwaan ba am jàmm ju dootul jeex dund ga yewen lépp ànd ak tawfeex Casamance wu soo indi maara jërëjëf jokkoo njal albarka
femmes de la région de Thiès, toute obédience confondue, toujours présente et active dans le long combat de recherche de la justice et de l'équité, fidèle à notre engagement pour le développement de notre cher pays, invitons humblement, mais solennellement, le chef de l'État du Sénégal et les autorités du MFDC à une résolution définitive du conflit en Casamance. Certes, nous reconnaissons tous les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal, sans pour autant négliger ceux effectués par le MFDC et par les autorités des pays voisins. Mais vous conviendrez avec moi que ce différend a assez duré. Plus de 3 décennies de déchirement qui n'ont eu que des impacts négatifs sur le plan économique, social, culturel et environnemental. Oui, plus de 30 ans d'instabilité, de traumatisme, de frustration, de stress, de stigmatisation et de larmes. N'est-il pas assez? Au fait, avons-nous réfléchi sur pourquoi tout cela? À quoi et où nous mène-t-il? Tout compte fait, les perdants, ce sont les jeunes, innocents. Ils assistent impuissamment à la contribution de leur avenir par les adultes. Mais aussi et surtout, les femmes qui restent quand tout le monde est parti. Ce sont elles qui reviennent quand il n'y a plus rien, tout en essayant de reconstituer une nouvelle vie, pas évidente et toujours menacée. D'ailleurs, c'est là tout l'intérêt de les impliquer dans la recherche de la paix, car elles sont capables d'exprimer leurs besoins réels et ceux de leurs enfants. Leur présence dans les instances de prise de décision est indispensable au début, au milieu et à la fin du processus. Force est de reconnaître que dans toute prise de décision, la femme prend en compte la famille et donc la communauté. Si on peut se conférer à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi les femmes et les jeunes de la région de Thiès, concernés à plus d'un titre par le conflit en Casamance, debout comme un seul homme, tout de blanc vêtu pour symboliser la paix, recommandent à l'État du Sénégal de mener des négociations inclusives, transparentes, continues et sérieuses. De continuer le désenclavement de la partie sud du pays par la mise en place de projets de développement structurants. De renforcer la sécurité des personnes et des biens, d'accompagner les combattants reconvertis en vue d'une insertion socio-économique durable. Au MFDC, on leur demande de trouver de manière consensuelle un interlocuteur, c'est-à-dire de faire une unité pour faciliter les négociations. Accepter des négociations inclusives, transparentes et sérieuses. Faciliter les opérations de déminage. Contribuer à barrer la route à ceux qui trouvent la quiétude des populations innocentes tout en se faisant prendre comme membre de votre mouvement. Et à toute la population sénégalaise, nous demandons d'être et de rester des artisans de la paix, de renforcer la solidarité et le patriotisme, de s'enraciner et de s'ouvrir, comme disait notre cher poète président Léopold Sédar Senghor. Pour nous, femmes et jeunes de la région de Thiès, nous nous engageons à œuvrer dans toute activité de constitution et ou de maintien de la paix pour le Sénégal en général et pour la Casamance en particulier. Développer la solidarité et le partenariat dans le sens d'un Sénégal uni et sans aucune forme d'exclusion. Ainsi, ensemble, nous osons espérer retrouver la verte Casamance, grenier du Sénégal. Tous pour la paix en Casamance, vive la paix en Casamance dans un Sénégal uni. li ñu wax yépp dafa tënk rek li nga xam ne moom la ñi ma jiitu wax ba tax lu ma ci dellu xanaa fi may jaar rek mooy li nga xam ne moom la jigéen ñi Thiès di ñaan nguuru Sénégal mais nañu jógaat sàkkuwaat jàmm ci buñ ci dee waxtaan nañ ci boole képp koo xam ne yaakaar nañ mën nga ci def ay jéego jàmm muy ndaw ñi muy jigéen ñi muy société civile bi waaye muy réew yi nga xam ne dañu dend ak ñoom muy Gambie ak Guinée Bissau te waxtaan yooyu doon waxtaan yu leer te sax te tegu ci yoon ñu ne dañu fexe ba Casamance daal di fexe ba gën a lëkkaloo ak li nga xam ne moo des ci réew mi ndax dañoo yaakaar ne xëy na li mu sore ak li mu gën a ruqee moo tax léeg-léeg ñu yaakaar ne xëy na dañ leen a fàtte te comme ci lañu bokk nangu nañu ñu jël lépp li nga xam ne mooy projet de développement bu am fulla bu leen mën a jox bànneex dekkalaat réew mi ba ñu mën a jëriñu Sénégal ñu jox ci doole Casamance. ñu ne ñu ngi ñaan nguur gi aussi mu doole yokk sécurité askan wa fa yeewoo ak itam seen alal waaye itam gunge ñi nga xam ne xëy na dañu mer wala boog ñu waxtaan ak ñoom ba dellu si leen te ñu yombal seen dellu si waat ak ndax seen nekk seen biir askan mën a gën a nëtëx. ñu ne suñu mbokk yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne xëy na ñoom ñoo mer dëgg la ku mer am na lu tax nga mer
waaye kuy àttee dootoo laaj ñan lan ngeen jote woon dañuy ñaan rek ñu fexe ba ñoom ci seen bopp ñu bennoo ñu fexe itam ba nga xam ne daañu nangu ñu dooraat waxtaan yi te boole ci ñëpp te waxtaan yi waxtaanu leer boo xam ne day dëggu ci kenn ku nekk ñoom ñu fexe ba yombal nangu ñu delluwaat dindiwaat ngel yi nga xam ne ñoo suuli ci yoonu tool yi ak ba tax nit ñi ñoo liggéey waaye ñu fexe ba ñu ñëpp ñu bokk samba booy yooyu nga xam dañuy jóge feneen di rax seen mouvement bi di gaañ nit ñi ak di këf seeni alal ñu fexe ba xeex ñooñu ba nga xamante ni dina leer naa ñu leen du ñoom ñooy def yooyu ñaawteef waaye ñi koy def ay samba booy rek ñu ngi ñaan nag askanu Sénégal ñëpp kenn ku nekk fa nga toog nga doon kuy dox jàmm te di ko tabax ñu fexe ba nga xamante ni lépp li nga xam ne mooy dimbalante ak jàppalante ak bëgg sam réew gën a nekk ci kenn ku nekk ñu fexe ba kenn ku ne gën a bëgg sa bopp gën a fonk sa bopp waaye ubbi sa bopp sa morom ba ngeen mën a ànd ni ko président Léopold Sédar Senghor dem waxe ñun jigéen ñi Thiès nag ak ndaw ñi yeewoo ci diwaan bi ñun dañoo sasoo ne fépp foo xamante ne ñun fay woote jàmm tabaxaat réew mi surtout réew Casamance di ko defaat jàmm ñun day nangu nañu soobu nañu ci lépp li nga xam ne loolu lañu fay woo soobu nañu it ci di gën di saxal dimbalante ak lëkkaloo dina ko ci biir Sénégal boo xamante ni benn dong lay doon benn bopp kenn mënu koo xam ñaar te loolee duñ ci wut xaaj duñ ci wut seen kon ñi ngi wax ne ñun ñëpp bu ñu àndee ci déggoo ci lii yaakaar nañ ne Casamance ñu del si doon ak sàkkum Sénégal kon ñu ngi wax ne ñun ñëpp nañ jóg taxaw bokk ñaan yàlla ndax jàmm del si Casamance kon ñu ngi wax vive la Casamance kon na Casamance dundaat ci biir Sénégal bu benn jërëjëf. na ñëpp tàccu lii référendum bi liir na ko mémorandum bi di mos liir na ko jàng na ko maa ngi naan mën di xale rek dawaat ne daal baax na rek man damay gis de jox na ko ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ko tàmbalee ci monsieur le préfet di nuyu monsieur le maire Talla Sylla sama mag sama xarit comme ni mu ko waxee léegi di nuyu représentant ministre de la femme bi ñuy wax léegi di nuyu madame Diallo bi nga xam ne mu ngi jóge ba Ziguinchor di nuyu comité d'organisation bi di nuyu représentant directeur général Siré Dia ak ñëpp ñi nga xamante ni nii teew nañ fi ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci rang bi mu am ak qualité bi mu am di nuyu suñu mbokk taskatu xabaar yi jàpp naa ne kàddu yi du sori dañuy rek rafetlu li nga xam ne moom nañu fi woote tey muy woote jàmm te femmes yi nekk ci Thiès woote ko pour une paix définitive en Casamance maanaam jàmm ji sax daaw loolu dafa am solo ndax sànq monsieur le maire wax na ay exemple yoo xamante ne nii bu jàmm amul duñu ko mën a àggali ndax kuy ñaan ay rek boobu da nga xamul lan mooy ay démb laa jugee Abidjan ñu Côte d'Ivoire ku fa dem jamono yii te xam ñoom liñ doon dund ñoom ñu xam ko dañu lay wax tout le temps képp kuy ñaan guerre jàmm wala ay rek c'est parce que xamoo lan mooy ay lan mooy guerre parce que xam nga Sénégal ñu ngi daje fii waxtaan suñu paree ci jàmm ku nekk ñibbi reer tëdd ku ne def li nga bëgg a def te mobilisation bi pour la paix en Casamance képp kuy Sénégalais da nga war a jug taxaw pour loolu ndax nag ñun tey jii bu ñu mënee nekk ay député di dox ak di ñëw di lijjanti Talla nekk maire di dox ak di dem di lijjanti préfet nekk préfet fii di doxal ay prérogatives am yéen ñii ngeen mën a woote ba ñëw toog am jàmm fii parce que Sénégal ñi gàmm di màggal di ngénte c'est parce que fa ñu koy defee am na jàmm bu amul woon jàpp naa ne loolu kenn du ko mën a def fii ci Sénégal te nag ku ñu laal sa sëriñ nga jóg ku ñu laal say intérêt nga jóg ku ñu laal sa
ay intérêt wax naa ko léegi parce que ku ne xam na ne jamono ji mi ngi am par exemple grève ci enseignants yi parce que seen i intérêt la ñuy défendre ñeneen ñi ngi défendre seen intérêt jàpp naa ne nit ñi ni ñu war a défendre seen i intérêt noonu la ñu war a jóge mobiliser wu nekk benn pour ñaan Casamance am jàmm te loolu dafa war a feeñ ci mobilisation yëpp tey ku ne xam na ne jour ordinaire la mais ni ñu bàyyi lépp ñëw wuy si parce que jàpp naa ne non seulement doomu dëkk bi lañ mais li ñuy woote muy jàmm ci Casamance am na ku ko wax léegi ci ndaje bi képp kuy sénégalais rek laal na la parce que am na ay doomu Thiès yoo xam ne ay militaire lañ ñi ngi Casamance di wut jàmm ñii dëkk Tamba ñii dëkk Kaolack ñii dëkk feneen même bu fekkee ne yow doo habitant Casamance fa nga xam ne fa la mbir mi amee am nga loo xamante ni laal na ci yow te sànq monsieur le maire wax na Casamance dafa nekkoon le grenier du Sénégal tey jii pratiquement désert la pratiquement kenn mënatul dem Casamance bu ñu demee ba président de la République di wax ne daf koy def zone touristique c'est pour que investisseurs yi ñëw mais loolu mënul am te jàmm amu fa parce que nit ki aussi pour nga investir sa alal ci ab bërëb il faut que dëkk ba am jàmm te loolu bu ñu ko investir ba mu law ba tekk Sénégalais yëpp jàpp naa ne koom-koomu Sénégal lay yokk donc il faut ñu xam ne problème mu Casamance du problème mu Casamance yi kese problème mu Sénégalais yëpp la ku nekk ci Sénégal ak bitim réew moo tax dañu encouragé initiative bi nga xamante ni jigéen ñi jël nañ ko te loolu bett ñu nag ci jigéenu Sénégal parce que ku xam Sénégal li muy doxee xam ne pratiquement décision yi gën a am solo yëpp jigéen ñoo koy jël souvent dafay am ñuy wax ne da ngay ñëw ci kër ñu naan waaw borom kër gi nangam nangam borom kër yi góor yi loolu la ñuy wax parce que loolu la ñuy wax mais bu ñu waxalee yàlla rek xam ne jigéen ñi ñoo yor kër parce que des fois nga dégg ñu naan ah waa ji kat soxnaam da ko jiital nangam ay wax yi jaaxal la parce que damay faral di wax ne fii ku ci ne daana nekk ndaw soxla kaye bic wala leneen ñëw ne papa man kat dama bëgg nga jëndal ma nangam dalay dàq koo xaj ne la jóge fi des fois nga jékki-jékki dañ ne yaay kat waxal sama papa mu defal ma nangam da ngay téye rek ñu war a jox la boo xam ni ñu ko lijjanti léegi nag ñaar ñooñu ku yor kër gi ak ku doole ci biir kër gi donc moo tax il faut que ñu xam ne les décideurs vrais décideurs yi jigéen ñi la les exécutants góor ñi la loolu mooy li am ku ko nangu moo nekk ku ko nanguwul moo nekk donc loolu moo tax ñu leen di encouragé di leen félicité te xam ne jàpp naa ne lu ngeen jóg pour def ko di ngeen ci am ndam moo tax ñu leen di sant di leen gërëm wasalaam monsieur le maire ñu ngi lay encouragé parce que li ngay def ci Thiès aussi nit ñi gis nañ ko bokkuñu parti politique bokkuñu politique mais foo dem nit ñi dinañ wax lu baax ci yow te loolu jàpp naa ne Thiès rappelé woon na ko donc loolu am na solo ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. Monsieur le maire Talla Sylla de la ville de Thiès, mesdames, messieurs les chefs de service régionaux départementaux, madame Diallo, responsable de l'association électorale, ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm gannaaw bi monsieur le maire defee ba pare xëy na fii monsieur Ndiaye waxee si foofu laay commencé parce que ñun suñu kàddu dafay nekk kàddu sant kàddu encouragement ak kàddu comme ni ñu koy waxee dafa pour que ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci li nga xam ne activité étatique ñu mën a gën a am courage gën a am doole gën a dox ci li nga xam ne ñu ngi koy def donc moo tax tey damay am mën a am sax sañ-sañ xëy na peut-être yu mel noonu c'est de ci cadre religieux la wala ci cadre réglementation assemblée ñu war ko def mais mën nañu wax tey jii ni Adja Fatou Gueye mën nañ ko tudde suñu mën nañ ko tudde suñu maire Teresa parce que li ma fi wax sànq ni
li fi wax sànq nii wane na ni malgré son âge ak lépp jàmm moo ko soxal xëy na jàmm ji muy dox yàlla mën na def muy ci lu gaaw mais dox jàmm aussi mën na jël temps mais sonnul ci di liggéey jóge Bissau ak si Thiès en moins de 48 heures xam na ne loolu jafe-jafe yu metti la donc ñun ci li ñu am ci li ñu yore mën nañ la wax ni administration bi ñuy représenté fii am nañ yaakaar mais am nañ aussi satisfaction ci li ngay dox. bu tey lañu daje fii defe naa wax nga ko depuis début d'année 2013 daje nañ ci ay activités yoo xam ne moo ñu indi fii donc ñun dañuy am satisfaction ginnaaw bi nga xamee ne dañu commencé dara ñu amoon ci mébét amoon ci ay mission yu ñu ci war a dox ñu agsi tey 1 an après ci marché boo xam ne ñu ngi koy def au niveau national avec des activités allant dans le sens de la paix en Casamance. Donc ñun administration ñun ñi fi représenté état le président de la République et l'ensemble des ministres dañuy am satisfaction ci liggéey bi nga xam ne jigéen ñi Thiès ñu ngi koy liggéey Thiès département mais aussi mën nañu wax ci région bi yëpp liggéey nañ ci liggéey bu rafet ànd nañ ci ay ateliers ànd nañ ci ay activités te agsi nañ ci mobilisation forte boo xam ne dafa nekk aboutissement liggéey boo xam ne commencé woon rek donc comme ni ko honorable député waxee monsieur le maire wax ko jigéen ñi li ëpp ni ñu nekkee plus de 50% de l'électorat du Sénégal liggéey bi ñu liggéey ci développement liggéey bi ñu liggéey de façon générale ci développement durable dañu ci am lu ëpp 50% yooyu parce que honorable député wax na ko monsieur le maire wax na ko ñu fi jël parole nit wax nañ ko loolu mooy constat bi loolu mooy réalité bi mooy que ni lépp bu ci jigéen ñi dugalul seen loxo dina sooxe donc dañuy rafetlu tey ngeen agsi fii mën nañu gën a am yaakaar te ni li ñuy liggéey jëmale ko ci jàmm ci Casamance dinañ ci am satisfaction parce que jigéen ñoo ci gën a tàgg donc dañ leen di santaat encore une fois jox ngeen ñu mémorandum bi dinañ ko yeggee fi ñu ko war a yeggee jox ngeen ñu aussi lépp loo xam ne programme d'activité dinañ ci gën a taxaw dinañ accompagner fii ci département bi ak feneen foo xam ne yéen a koy yëngal donc madame Diallo dañuy gën a sant di la gën a ñaanal lii nga xam ne période la parce que wax nga ni Matam ngay dem pour la prochaine étape lépp loo ciy dox mu nekk yokkute jigéen ñi ci li nga xam ne ñu ngi koy liggéey mais mu nekk yokkute Sénégal parce que Sénégal la ñuy wax jàmm de façon générale bu fi jàmm amee am na Casamance bu fi jàmm amee dina am au nord bu fi jàmm amee dina am fépp ci Sénégal ñu nekk un pays unique et indivisible ñu ngi gërëm ñëpp di wax ne administration bi dina leen gën a taxawu dina leen gën a accompagner dina gën a def képp lay kattanam ba lépp lu di seen mébét lépp lu di seen kaddu jëmale ko ci jàmm tey mais de façon générale développement durable bi concerne le Sénégal dinañ leen ci taxawu accompagner leen yeggee ko fi mu ko war a yeggee ngir décision yi ci war a jël ñu mën ko jël ngir Thiès liggéey bi muy liggéey jëmale ko comme ni ma ko waxee ci développement jigéen ñi gën ci taxaw mais aussi jigéen ñi gën ci di seen bopp parce que comme ni ma ko waxee lépp luy liggéey bi li ci ëpp pàcc bu bëri ñun ñoo koy def donc administration bi gën a taxawaat nekk seen côté gën a taxawaat jàppale leen ci lépp loo xam ne am ngeen ko yaakaar jëmale ci moom ngir seen liggéey jëm kanam ci intérêt population yi ci intérêt Sénégal yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla aussi ñuy gën a daje ci ndaje yu mel nii te saa bu nu dajee ñu am yokkute ci li nga xam ne ñu ngi koy liggéey di sant képp koo xam ne aussi ñëw na fi yëpp di accompagner waxatuñu femmes yi leaders yi waxatuñu administration bi mais surtout dañuy wax artistes yi ak la presse bi nga xam ne li ñuy wax fii ñoo koy vulgariser ka yore rajo nekk ca biir forêt Casamance mën na ko dégg ki yor télé nekk ci beneen zone aussi comme Sénégal mën na ko dégg ñuy wax ne li ñuy liggéey fii Thiès ñeneen di ko liggéey ci yeneen région yi Sénégal yëpp la concerné population bi yëpp la concerné comme ni ko famille waxee dañuy woo ñëpp ku nekk ci lépp looy liggéey ci lépp loo mën a ñaan nga ñaan jàmm am ci dëkk bi jàmm am ci Sénégal ngir population bi gën a mën a épanouir dund ngir ku nekk mën a liggéey ngir développement Sénégal donc ngeen
tàccu leen di waay ana jigéen ñi mën na micro bu baax a baax tàccu leen loolu voilà madame Diallo monsieur le préfet moo la jox loolu merci léegi nag monsieur le maire madame Diallo ah voilà bii de taara ak taara ñëwoon na jox leen loolu man jox nañu la li may at tàccu leen loolu voilà monsieur le maire Talla Sylla mooy jox madame Guèye ndeysaan ah madame Diallo moo koy jox madame Diallo ndeysaan waaw ndeysaan merci monsieur le maire tàccu leen loolu waaye honorable député moom newoon nañ ko jox enveloppe Abdou Mbow nee nañ ko jox enveloppe laa ten jox ko kees bu mel boobu voilà honorable député Abdou Mbow moom tamit ndeysaan mooy remettre don bi à madame Diallo ndeysaan tàccu leen loolu rafet na madame chef de service développement communautaire ndeysaan